liggéeykat ci Sénégal safaanoowul ak doom ju amul bàjjan liggéeykat safaanoowul ak doom ju amul bàjjan dañuy souffrir di jànkuwante ak ay coono yu doy waar da ngay taxawal entreprise nit nekk ca di ko doxal ko ñaar fukki at fanweeri at nga xëy sàkkal pexe entreprise ba dugal ay milliards yu bari lool war ko fay ay droit am ak ay indemnité am nga koy dawloo daanuy gis sax yu mel noonu bu amee ci diggante société ak société état bi nga xam ni moo war a arbitrer ndax moo yilif inspection du travail dafay arbitrer ñu dem tribunal liggéeykat yi am dëgg ci kaw société yi leen doon liggéeyloo sàkkal pexe seen entreprise te bañ leen a fay mais li ñu nemmeeku tey ci Sénégal mooy gouvernement bi waroon a doon ndey te war a àtte tey mooy ameel ay liggéeykat ay milliards yi milliards li Cheikh Diop di wax passif social te ñu xayma ko ci 15 milliards ci francs CFA waa SIAS di laaj seeni ay droit waa SOTRAC di laaj 9 milliards waa AMA Sénégal di laaj ñoom itam seeni milliards moo ne day société yooyu bu mu ci manti doon dafa am benn bu ñu la remplacer sacrifier société bu njëkk ba nga xam ni ci société bi ñu sacrifier am na ay milliards yoo xam ne dugg na ci ñeel liggéeykat yi ak matériel yi ñu doon liggéeyee muy seeni ay droit tey ci ñoom ñu bari dee nañu ndax souffrance ak tawat lu ñu am lu ñu fajoo tey ci ñoom ñu bari dee nañu ndax souffrance ak ñàkk fu ñu dëkk tey ci ñoom ñu bari dee nañu ndax souffrance ak ñàkk mën a entretenir seeni ay njaboot ndax amatuñu benn dërëm te soppi nañu leen ay chômeurs Sénégal bu ngeen ba toll foofu yaakaaruñu woon ci kenn lu dul ci gouvernement bi ngir mu ñëw taxawuñu mu ñëw xettali ñu mu ñëw dimbali ñu mu ñëw génne askan wi ci ndóol ak souffrance gi ñuy jànkuwanteel alors tey souffrance bi Sénégal yi jànkuwanteel moom état moo leen ko teg amee leen ay bor yu sakkan a sakkan te mënu leen a fay waa SIAS waa SOTRAC waa AMA Sénégal ku nekk di xëccu ngir ñu fay ko ay droit am ngir ñu fay leen seen ay indemnité ci jamono jooju ñi nga xam ne nekk ci centre de traitement bu épidémiologie di fajkat yi ñu ngi laaj seen ay indemnité nga xam ne ay 150 000 jëm kaw la ak liggéeykat yooyu li ñu daj ci Covid 19 bii ci fii ci Sénégal li ñu jàppoonte ay coono ci coronavirus fii ci Sénégal ñu dem ba mujj gi di daw ci ginnaaw seeni ay indemnité yi ñu leen war a fay te ba léegi Covid bi jógegul ci Sénégal ci ñooñu am na ci ñoo xam ni commencé nañu leen di leen fay ñenn ñi fayuñu leen mel ni kuy wate taxas genn wet ci anam goo xam ni kenn xamul lan moo ko sabab mooy li tax ñu ni gouvernement bi est-ce que kii ndey la joo xam ni day tëddee njaaxaanaay est-ce que kii ndey la ju am ñaari ween di nàmpal ay doom yu bokkul lan moo tax muy taxaw di faj soxla ñenn ñi bàyyi ñi ci des jamono jooju ñuy wax coono jafe-jafe yi Sénégal yi yenn di jànkuwanteel ñu ngi wax ay milliards yoo xam ni dañ ko détourné ca trésor public muy keesu réew mi kees gi nga xam ñun ñëpp ñoo ko bokk la am benn ñaar ñetti nit yu am sañ-sañ dafa sàkkal pexe alal ju bëree bëri ñu ci amul ndey amuñu ci wéeruwaay ñu ngi ci kaso bi ki jiite kër googu mu ngi ci jàmm ak salaam ak afiya dara du ko ci fekk du am lenn lu muy tiit ay détournement yu bëri yu am ci poste finance te ba léegi kenn indiwu ci benn solution sax foofu ñi doon jéem a réclamer justice porter plainte dañu leen a dàq kii leen dàq mu ngi fi gouvernement bi toog noppi question yi samp mooy dafa am ay benn nit yoo xam ne non seulement dañuy jalgati ci entreprise yi ñu nekk waaye boo leen tuddee sax capable nañu agressé la monsieur Sarr du ma weddi syndicaliste bi nekk ci poste nga xam ni ci kanamu directeur général am Abdoulaye Bibi Baldé lañ ko agressé ndax da doon dénoncer mauvaise gestion bi am ci poste waa poste ak seen situation ku mu méttiwul da ngaa bàyyiwul xel way retraité yi nga xam ni yaakaaruñu lu dul seen pension yi nga xam ni ci la ñuy dundal seen ay njaboot moom la ñuy nekk ci naaj wi di rang suba ba ngoon dem ba yegg ci sax naan dañuy def grève de la faim ngir ñu fay leen seen xaalis alors ñu ngi tiitaroo di inauguré ay wateraay ñu ngi tiitaroo di inauguré ay teg xew bu njëkk nangam bi infrastructure bi mais nañu fay bor yu ñu ameel waa Sénégal ba noppi ndax balaa kenn tala dugg wateraay balaa kenn tala am oto balaa kenn tala dawal oto ci kaw oto pont dafay fekk nga lekk ba noppi
bu fekkee lekkoo naanoo dundoo boo tawatee doo mën a faju defe naa ni wataraay du la sax yitteel. Encore une fois ñu ngi interpeller gouvernement bu Sénégal mu fexe wàccuwanteeg bor yi tegu ci kawam doon dam dimbali suñu sociétés yi suqali leen dooleel leen dimbali itam ñi nga xam ni dañu daaneel seen ay société jox leen seen ay indemnité ngir ñu mën nekk ci jàmm. bi ci des mooy détournement yi nga xam ne moo nekk ci réew mi na ci kilifa yi indi ay solution alal boo ko moomul sañoo koo sàkkal pexe alal boo ko moomul sañoo koo lekk nit ñi am sañ-sañu di lekk alalu nit ñi ci ni mu leen neexee te duñu ci am benn tiitaange. loolu nag ba kañ ñu ngi leen di wax ni bu lekkee itam du rees ndax gis nañu nguur gi fi nekk ni mu doon toppee ñi nekkoon ci nguur gi ko jiitu woon ci ni dañoo am ci ñoom ñu am bu léwul enrichissement illicite ak CREI bi ñu fi taxawaloon. wala da ngeen ne foog ni ñi ñëw après ñii duñu mën a créer ñoom itam CREI yi njuumte la ndax defe naa juumu leen ci constitution bu Sénégal nga xam ni dañu koy retaillé selon ni mu neexee ki nga xam ne moo fiy nekk démocratie dooleem néew loolu ci Sénégal waaye lu bon démocratie bàyyee nañoo di wax suñu xalaat di wax li ñu fokk di wax li ñu gis tey dénoncer lu ñu metti fii ci Sénégal. Encore une fois ñu ngi interpeller gouvernement bu Sénégal ngir mu jéem a indi solution ci situation waa SIAS waa ama Sénégal waa SOTRAC fay leen lillahi wa rasul ndax nag lu ëpp tuuru. abonné leen MMD Média te joxe seen xalaat te méngoo ak ñun itam ci nit ñi àndandooy gëstu ci li nga xam ni moo tënku te yitteel askan wi ak seen ay situation jaa ngeen jëf ci seen confiance ci MMD Média.